Avant tout damay ñaan yàlla dara teewul yàlla fëgg boppu xale bi mooy taalibe bi nga xam ni nattu bi dal na ko muy accident bi yàlla na ko yàlla jàppale ba mu wér delluwaat ci am njàngam parce que comme ni nga ko waxee ñun li nga xam ne moom moo ñu intéressé mooy taxawu xale yi ñu jàng taxawu xale yi ñu génn ci chômage ñun la ci loolu la ñuy yëngu donc bala maa commencé damay ñaan yàlla xale bi nga xam ne avenir Sénégal la yàlla fëgg boppam ba mu delluwaat ci ay études am di remercier tamit sëriñu daara bi ndax bi mbir mi amee xam na ne accident la te accident fépp lay am soo tëddee sa kaw la sax accident mën na la faa fekk kon nag fépp la accident di am kon nag moom gëm na yàlla ndax nee na toppul dara xale bi ndax xam na ni accident la kon nag moom tamit ñu ngi koy remercier di ko sant di ko gërëm ñun nag li ñu metti ci mbir mi lenn rek la dañoo constitué wu fii au niveau du quartier benn comité boo xam ni dañoo bëgg a xam exactement ce qui s'est passé réellement ndax démb préfet dafa taxaw ne joxewul ordre pour ñu rey benn xaj mais à notre grande surprise bërki démb ci guddi la fi ay nit ñëw embarqué xaj yëpp yóbbu ca suba sa ñu ne service d'hygiène moo fi ñëw ay nit ñoo xam ne dañoo sol seeni masque ñëw taxaw ci buntu kër gi ubbi buntu kër gi dem ci cage xaj yi fekk fa benn xaj posé na ko mu dee ñu jël ko daal di koy yeb ci kaw camion bi yóbbu papay xale baa ngi taxaw il n'a pas réagi ñu bëggoon a xam nag ci ban dëkk la ñu nekk naka la nit di ñëwee dugg ci kër jàmbur posé na xaj rey leen ba pare dem yoonam te joxu ko benn arrêté joxu ko benn sommation joxu ko benn këyit ñun nag loolu moo ñu inquiété démb nag bi nga xamee ni préfet nee na joxewul ordre pour ñu rey xaj bi dañu ko yóbbu isolé ko loolu nag moo ñu tiital ñu bëggoon a xam nag la réalité tey la ñu bëggoon a organiser benn conférence de presse pour que ñu leeralal ñu mbir mi naka la demee parce que denc xaj wala garder xaj du délit xaj bi nag accident am na problème am na mais loolu du délit xaj yaa nga Mermoz xaj yaa nga Point E soo fa demee fekk fa ay bulldog yoo xam ne lu mat 7 bulldog ci génn kër te kenn abaasul leen nga nekk ci benn activité di yar ay xar sàcc ñëw dugg sa biir kër rey sa xar yëpp yóbbu bis nag ñu gis ko donc il faut xale yi am lu leen di défendre ci cadre boobu nag la ñuy wutee ay xaj leen indi ci biir kër yi pour que au moins ñu mën a défendre seen activité nii la mbir mi demee non xaj bi newul benn danger dama ni papay xale bi di Cheikh Diouf kuy football Pikine xam nga ko c'est un ancien de l'ASC Dagoudane di un ancien des Niayes samedi bu jot dimanche bu jot ñi nga xam ne ñu nga dëkk ba Boune Kër Massar nekk des anciens sportifs ñëpp buntu kër gii la ñuy yendu fa la ñuy naanee ataaya pendant des années et des années te benn problème musu faa am accident su ñëwee nañu nangu nattu yàlla benn problème musu faa am et je parle sous le contrôle des anciens des Niayes ñu ngi fii tey dañoo ne xale bi dañ koy juger moo tax comité beeg gars yi yëpp dem au niveau du tribunal mais dañu war na organiser conférence de presse tey woo presse bi yëpp ñu ñëw taxaw ñu wax ñu ban droit la ñu am ci yóbbu xaj yi ak ban droit la ñu am ci rey xaj yi ñu loolu ñu bëgg a xam su ko defee nag su fekkee nag dañoo joxe ordre procureur wala préfet dañoo joxe ordre nañ dugg ci yeneen kër yëpp rey xaj yi mais yaa ko gisal sa bopp xool la fa nekk ci ay xar xool la fa nekk ci ay pigeon xool ginaar yi xool kanaara yi tey ban sécurité la am mais amuñu benn sécurité te lii du encourager les jeunes du encourager xale yi ah fii c'est la banlieue dafa am ay réalités yu fi nekk ah xaj bi mosu fee def kenn dara chaque jour buntu kër ga lañ daan toog di naan ataaya naa la samedi dimanche na nga fi ñëw di nga fi fekk ñoomin Salif Diagne di nga fi fekk ñoomin Samba Sow di nga fi fekk ñoomin Ibou Daba di nga fi fekk ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ci buntu kër gi lañ daan nekk xaj bi di génn di dem defee activité di delluwaat borom di ko dressé comme ni ñuy dressé xaj yëpp mais xam nga dafa am ñoo xam ne dans la société maandu wuñu te doomu aadama soo dee julli sax da nga war a maandu surtout nag sa dëkkandoo
kooku ñooñu di wax loolu billahi wallahi taalaahi ca buntu kër ga la ñuy naan ataaya buntu kër xale bi la ñuy naan ataaya jooju ma lay wax parce que ñi ma fay daje ñii wax laa lay wax nii de pour te dire comment les gens sont méchants ca buntu kër ga la ñuy naan ataaya amul ku fa dul jaar pour naan ataaya tey gi taxaw ni xaj bi danger la lii lay def lii lay def mais c'est pas vrai loolu amul su fekkee woon loolu am na mais kenn du fa toog mais loolu amul xaj bi newul benn danger xaj la comme xaj yëpp accident nag am na mais je vous dis que ci jour ba le matin avant xaj bi di màtt xale bi mais benn dof moo duggoon ci biir kër gi borom xaj bi di génne dof bi di ko pousse di ko génne ñuy jàppante xaj bi jàkkaarloog loolu mais loolu moo excité xaj bi ba bi mu génne rek booy bi di dugg ci kër gi pour yalwaan te booy bi moo ñëw doon fekk si xaj bi tëb rek song ko yaakaar ne moom pour moom xëy na li xewoon ci suba la mais c'est tout accident la c'est un accident mais ñiy taxaw naan xaj bi danger public la xaj bi day nangam c'est pas vrai xale bi amul ak kenn xaal ma yàlla amul ak kenn problème boo xam ne vraiment jar na yenn yi jar na yenn wax yi waaw li ma bëggoon daal mooy su fekkee ni jóge nañu tribunal ñun war nañoo éclairer ñi jël xaj yi yóbbu leen lañ def xaj yi ki rey xaj bi tamit devant le père de l'enfant ban droit la am pour rey xaj bi ñun loolu la ñu bëggoon mu leer mais loolu su leer la jàmm am xale bi ñu ngi koy ñaanal yàlla ñu bàyyi ko mu dellu soit ci ay activité am parce que yow gis nga kanaara yi gis nga mala yi kan moo leen jox ñu lekk moom moo daan débrouiller di dem di jënd ay aliments di ñëw di entretenir ay xaram di entretenir ay malaam donc nañ ko bàyyi mu dellu soit ci ay activité am di ñaanal nag ñëpp jàmm lu mel ni daal yàlla bu mu fi amati